donc léegi déjà donc ñoo ngi woon déjà gelu aloe vera bi comme ni ñu waxee woon sànq dugal nañ ko ci ndox mi parce que mat na 4 heures de temps changé nañ ñaari yoon ndox mi léegi nag ñu jël suñu mixeur commencé mixer donc sotti nañ ci gel ba tuuti ji des donc waneel ni ngay sottee gel bi voilà léegi nag nga tëj mixeur bi donc danañ jéem tëj mixeur bi danañ takk ba mun takk voilà tant que deful takk nekkul en sécurité léegi nee na takk maintenant branché ko courant bi voilà léegi nag aywa contact ki doo ko laal voilà da ngay kii rek voilà donc léegi mixeur baa ngi nii di yëngal ñu mixé maintenant ba ñu xam ni mixé na ko ñu sotti dafa léegi suy mixé day nekk ndox sotti nañ ci tuuti ndox loolu nekk liquide da ngay gis maintenant pat bi di wàcc muy mixé pat bi di wàcc muy mixé pat bi di wàcc muy mixé ba nekk liquide loolu la naan gel d'aloe vera. voilà léegi mën nga fay ñu xool déjà ba xam c'est bien mixé donc gis ngeen ko mixé na ko ba mu fuur léegi ñu xool ngi ne nekk na pourri donc nii mu nekkee nekk na pat léegi su boobaa maintenant ñu dindi sotti teel nii léegi ñu sotti nañ lépp nekk na ndox léegi tànqal sotti xat fii léegi nag yaa ngi jël décide bi muy deuxième nank rek nga def nank boo forcé dafa am raay si ne tag rek lay taxaw voilà léegi ay wa defal waaw léegi ñoo ngi ci deuxième opération donc def nañu benn yoon ba mixé ko ba sotti léegi nag surtout gel yi donc ñoo ngi nii rapidement di def le tout voilà léegi gel bi jeex na voilà c'est bon léegi nag nga tëj sa mixeur non non demal baax na parce que am na ndoxu boppam su doon dafa wow mu tëjul ok loolu ci gën ñàkk doon ndax mu gën a taxaw mu gën a nekk sax mu nekk tabiya c'est bon baax na donc ñu xool ngeen nekk na mousse nekk na liquide donc voilà boobu tam baax na mën nañu sotti donc voilà presque am nañu lii ci gelu aloe vera donc gel baa ngi nii maintenant ñu jëm xool nan la ñuy mixé Maodo dama ndigi donc léegi ñoo ngi leen di présenter ñaari jus yoo xam ni moom la ñu jëkkoon mixé ba dugal ci frigo donc bii carotte lañ ko defee jus carotte donc carotte yi ñu bàyyi moom lañ def jus bii naajo pàcc bi nga xam ne parce que moom lañ jigéen ñi xewal léegi am na sax sàkkul suukar su ñoree moom lañ defal sous forme de jus maintenant dañuy ubbi jéem xool maintenant nan la ñu préparé benn jus dañuy yëngalaat ko tuuti donc am nañu lii muy presque benn suñu paree am nañu kii sirop gingembre donc sirop bi itam soo ko defee sa kër mën nga natt kudd
ngir bañ dose bi yëpp balaa gone yi di gaañ mag ñi donc benn kuddu nga sotti teel ni tëjal tey donc jinjeer ñëpp xam nañ macha allah day faj kii aussi citron la jus citron nga jël ci jus citron bi itam lu mat kuddu sotti tëjal maintenant comme que man dama jabe duma jël suukar par exemple bii duñ koy defar uniquement pour les diabétiques nga ubbi parce que kii itam lune de miel la muy lem boo xam ne miel pur la mooy itam ñu natt ci lu mat ko soo bësee rek dafa mel ne biberon donc moom lañ koy suukar léegi nag jeexit ton jus maintenant prêt à la consommation. léegi altine donc bii itam ñoo ngi ci carotte bi donc carotte bi la même chose suñu neexee jël carotte bi rek suukar rek a naan suñu neexee itam comme que macha allah nu ñu koy waxatee sax citron jus bu nekk mën naa def citron ndax citron day faj day raxas deret donc ñu ñëw maintenant jël tuuti jël citron def ci suñu neexee yem ci citron bi kese pour ñu xam bu jus bu amul jinjeer ak citron kese donc pour au moins ñaari càkk yi comme bu ci nekk légume la maintenant bii duñ ciy bañ jël jinjeer ñu jéem def ci rek lem suukar ak lem xool qu'est-ce que ça va nous donner. danga jeqil boobu nu bañ ci def jinjeer nu def lem kese ak jus bi muy gelu aloe vera bi mi ngi nii pare léegi ñu dañuy natt kuddu gelu aloe vera yëngalal wala na ko fii donc léegi ñoom ñoo ngi ci opération guddi te donc ñoo ngi ci njëkk a mos gi ñu mos xool lu muy sax jiwu naajo bi xool Keita doyen doyen waaw am joxal sa nijaay mu mos laaj yaa ngi kii yaa ngi ci jus yi jus yi ñu ngi dégg de moom macha allah am bi c'est pour la dégustation tegal nga mos yow tam cameraman suñu paree ngeen apprécier ba xam lan moo ci manqué lan la ñu war dolli ak lu ñu warul dolli moom bi manqué waaw donc man li ma nekk diabétique moo tax defuma ci suukar donc je le prends à l'état naturel yéen ñi nga xam ne diabétu leen nag su leen neexee mën nañ leen jël bekk suukar seel mooy li ci ndax suukar moo tëddi presque moo na jox diabète mais su dee suukar kaan mën nañ jël ñaari bekk ñetti bekk ba ñeent suivant kenn ku nekk parce que kenn ku nekk ci mënoon a seel benn bekk wala ñaari bekk wala ci kaas bi yëngal et tu as maintenant le sucre bi nga xam ni ku diabétul mën na consommer loolu mais kii presque moom la naan boisson light donc ñun diabétique yi day nekk loo xam ni boisson à l'état naturel la lépp luy vitamine wala oligo-éléments yoo xam ni yi nu lim yëpp mi ngi ci mën ci biir yaram donc muy aloe vera bi muy naajo bi muy citron bi muy gingembre bi lenn lu ci nekk dafa am lu ñuy faj ci doomu aadama ak
ak lumière. waaw Keita léegi on a dégusté ñu demandé maintenant nos doyens ku mel ne doyen Keita macha allah dafa ñëw fekk formation bi ku mel ne doyen Niass nga xam ne au moins ñii ñëpp suñuy doyen lañ suñuy mag lañ di ay éducateurs di ay formateurs ñu laaj leen seen impression ak li ñu jot a mos lan lañ ci war mën a dolli ba jus bi nekk jus boo xam ne macha allah naturel la ay Keita. déjà li ma mos neex na te effectivement soxna si mu ngi naan suukar bi manqué na waaye yaakaar naa bu seddoo daanaka mu sax loolu jaaree doole suuf waaw def naa aussi benn constat citron bi fi génn dafa dominé donc à l'avenir j'aurais souhaité citron bi ñu jël citron boo xam ne c'est pas fermenté parce que bii citron bi je sais que dafa xaw a fermenté tuuti li am doole donc bu fekkoon citron bu bees la bu bees la dina am équilibre daal bu ko defee yeneen buy muy génn ñu parce que daal dafa dominé bu doon jinjeer bi ba doo sentir sax ni jinjeer ndax citron bi comme ni nga ko waxee citron bu fermenté wu la. or que su doon citron boo xam ni duñ ko defar comme bii mu nekk sirop duñ koy togg ba mu nekk pat togg boobu ñu koy togg moom mooy tax du fermenté wu su boobaa da nga koy fermenté hermétiquement mais kii dafa yàgg fi xale yi dugaluñ ko ci frigo ba mu fermenté wu ba am que citron bu fermenté wu te su boobaa naan ko du sàngara yi ñooy bëgg genre boobu ñoom dañuy bëgg a càpp citron bi di feeñ seen lan bi or su doon citron bu bees tàq doo ko sentir te dana faj te dana génnee guubu yeneen li ma ciy dolli rek ci li Keita wax bon parce que dafa mel ni jus la bi nga xam ne xëy na pour apéritif la ba ñuy dañ koy naan muy saral yaram mais dafa am ay éléments yi nga xamante ne ñuy ferñeent ci dugg ci biir yaram bi yokk ko doole est-ce que bu ñu yokkee suukar bi du wàññi doole ferñeent yooyu boobu benn la ci ñaareel bi mooy que comme ni mu waxee kii par exemple lan la mën a def ci biir yaram lan lay viser loolu baax na trop nit ñi xam ko ba tax na dañ mën a gën a dañ ko mën a gën a bëgg daal parce que surtout boo seetloo bu ñuy naan jus yi li ci ëpp li ci ëpp dañ koy faral te bu faree dootul bëri njëriñ boo xoolee bu dee jus de buy la bu dee jus de bisaab la bu faree trop daf lay jox biiru tamit ay disante da lay jox bu ñu seetloo par exemple naar yi ñoom ni ñu naanee meew zirik la ñuy wax donc dañ koy njar ba nga xamante ni meew mi doo ko yëg du am bëri suukar aussi ndox mi dina bëri mais na sedd rek ba nga sedd bu ëpp boobu parce que seddaay aussi gënul seddaay glace bi gënul kon na frais ba nga xamante ni bu duggee ci yaram dina mën a tas mais macha allah yi initiative ñoo koy encouragé et gën ci taxaw parce que am na solo trop man gis naa ne man pour ma dem pharmacie jëndi garab lu raar la si biir daal moo ma jaaxal te si biiru peut-être daf may bett mais man ñoo koy fajee mooy damay jël du sport rek dugg ci àll daw wala boog ma frotté jël rox jël vinaigre jël ni foog kii ko ba sama yaram day ma dëru li mag ji di wax dëru mooy nga sàngoo mbaaj tëdd waaw ba ñax quelque fois sax dinaa dem ba nelaw mais su ma yeewoo day fekk ni sama yaram ñàkk na ba kii di jóg li may gën a soxla rek mooy lekk soo lekkee rek taxali ko si biir de sorte que kon am na yu bëri toile yi ñu koy naaxee mais suñu jëlee ci cosaan mën nañu faju te duñ dem pharmacie. vraiment ñu ngi encouragé initiative bi te gën ci gëstu ba nga xamante ni proportion yi aussi dañ ko wax waaw li ngay jaxase ban dose nga koy war a jox ba nga xamante ni da lay jox toujours même forme ñuy sant waaw jërëjëf parce que defe naa ni doyen Niass wax na lu am solo ndax mi ngi laaj dosage bi
ak jus bi lan la mën def suñu yaram parce que su ne aloe vera ñëpp xam nañ ni plante la boo xam ne à vertu multiple su ne citron ñëpp xam nañ ni citron day raxas deret bare na tubaab yoo xam ne du naan la matin balaa ngay lekk dara na nga naan eau citronnée eau citronnée bi naa la jëlal genn wàll litre ndox nga nuggal ko ba sa làmmiñ ñemek nga jël citron bi benn citron surtout bu verte bi lañ ci préféré nga nal ko ci jël ñam weeg kii der bi yëpp ngay dugal ko ci biir ndax der bi am na huile bu fa nekk am na ferñeent yu fa nekk mu yëpp ci biir ndox mi nga naan ko balaa ngay ndékki su boobaa dana raxas sa deret ndax deret maladie yëpp ñu ngi ci deret su dee suukar dinaa la demal nga xool ñu xool sa deret su dee yeneen feebar yi danaan demal analyse de sang boobu mooy wane ni tant que sa deret a ngi tilim yaa ngi feebar su deret ji setee nag mu set donc njambaan bi léeg-léeg ma boole ci encore aay te ñëpp xam nañu laaj am na ñu naan da ngay dagg buusu aay bi nga warax ko soog am naan eau citronnée boobu laaj bi lu mu fekk ci biir ci saan wala infection wala loo xam ni dafa nekkoon ci deret ji muy cholestérol muy graisse gi nga xam ni mooy boucher sunu artères yi ba soo bëggee jóg sax jamono yu ñu toll da nga ci xale bu tuuti bëgg jóg naa la sama oom yi day métti c'est parce que les artères sont bouchées par cette graisse muy cholestérol boo xam ni góor ak jigéen mag ak ndaw loolu ko teg mooy diwlin yu bon yi lay naan donc loolu mooy tax kenn wératul mais suñu delloo ci yii ñu lim amul loo xam ni su ne carotte ñëpp xam ne ni apport am en vitamine n'est-ce pas suñu ne par exemple citron ñëpp xam ne ni apport am en vitamine C suñu ne gingembre ah mag ñi de moom lañ daan jaralee seen borom kër te di kontaan trop ci sëy bi donc yooyu yëpp dafa am lu muy joué ci doomu aadama donc moo tax kii njammaan la boo xam ne lépp day faj léegi nag joxaat nañ leen beneen boo xam ni carotte lañ ko defaree mos leen bu carotte bi ñu xool moom itam nga xam ne defuñu ci jinjeer citron kese lañ ci def kon carotte bi Keita waaw nañu laaj Cheikh carotte bi loo ci gis par rapport ak ngeen baal ma quoi parce que man xam naa ni damay dem mais daal li may wax mooy initiative lu ko am solo ñi ngi fi boole yëpp carotte dafa baax ci vision parce que vitamine A ngi ci nekk kon dafay dëgëral vision miel bi maanaam lem bi aussi lem bi kese dafa doon li nga xam ne dafa bëri njëriñ parce que yamb bi nga xam ne mooy defar lem bi fi mu koy jëlee ci garab yu bëri bëri te déjà tur bi rek wane na bopp kon ay fleuru garab kon bu ñu feebaree dañuy faju kon miel yamb bi dem ci garab bi dindi tóortóoru garab bi ñëw traité ko nañu traité génne kon naka lem dañ ko recommandé si namoo daf ko recommandé comme ni recommandé ab soldat ak yeneen yu bëri de sorte que kon ñeent yi ngay composé muy lem bi muy jinjeer bi muy carotte bi muy citron bi man dinaa ci yokk persil ak laaj persil aussi ak laaj yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne day dugg ci organe épurateur yi lu mel na res bi lu mel na rognon yi lu mel ni pancréas yooyu yëpp daf ci dugg raxas ko comme ni nga waxee sëb day dugg ci deret kon deret bi dafay wër lépp lu nga xamante ni rek day salte deret moo koy jël déplacé ko soit mu génn sous forme d'urine wala muy ñàkk wala muy dem à kër donc dafay épuré beesaat pour mën a yéegaat ci xol bi mën a dissoudre ngeen baal ñu wax nag magum ci jàngatee dañ koy wax jërëjëf donc monsieur Keita en tant que jardinier ndax macha allah xeetu mbay yi ñu wax fii yëpp muy naajo ji muy carotte bi muy tomate ji parce que jus tomate defar nañ xëy na amuñu temps tey mos yëpp mais ci frigo bi jus tomate ngi ci frigo bi jus mango ngi fi ci frigo bi jus papaya ngi fi ci frigo bi jus même goyave mi ngi te yooyu yëpp produit la yoo xam ne ñun suñu jardin yi dañ koy bay donc même aloe vera bi tey suba xëy na dañuy dem wuti nebedaay bi ca tool ba noonu mu tooyee ñu mixé ko suñ ko mixé day verte
soo ko panaché def cocktail mosal naa ko fi démb nit ñi du ni waaw yii lii noonu naan lan la mais ku ko ci naan tàqamti kon Keita lan nga mën dolli ci lu doyen Niass wax par rapport ak aliments yi ñu composé ak lan lay def ci yaramu doomu aadama. jus bi jot naa ko dégusté neex na waaye neex boobu dafa am lu mu laal déjà doyen bi jot na ci wax parce que dafa baax aussi lekk mu neex wala naan mu neex baax na waaye xam li ngay naan la lay def parce que nit ki da nga war a lekk pour faju lekk day faj donc war nga xam li ngay naan wala li ngay lekk ban njëriñ la am sa wér-gu-yaram wala sa yaram boobu donc ñu ko waxee ni jus carotte bi nekk na loo xam ne am na ferñeent bu tudd vitamine A ñu ci biir kooku dafa baax ci bët te ñëpp xam ne ñun ñi nit même bu dul dara daanaka bu la yàlla may ba nga dund ñeent fukki at daanaka si gis-gis du demee ci noonu lu mel ni comme bu njëkk bi nga doon gune moo tax ñu ëpp boo xool si nit ñi dañu ay verre ay correcteur yu leen di dimbale donc vitamine A nekk na loo xam ne da lay jàppale ba xëy na mën na dem ba gën a màggee yàlla may la ngay gis xëy na doo takk verre wala yàlla mën na dimbal ba si bët du muur nga demaale bët donc kon nga xam ne am na solo te vitamine A boobu également am na si tomate am na si carotte bon nga xool limon bi citron bi bon limon daanaka li muy faj daanaka ñun mënuñu ko maanaam bari na boo xam ne donc li si mën a wax rek mooy vitamine C bi ci nekk waaw donc vitamine C nekk na loo xam ne boo seetloo même boo sigguloo dem hôpital ñu bind la garab daanaka dañ ci boole vitamine C maanaam day yokk cawarte daanaka boo ko jëlee nga yeewu suba si boo ko jëlee daanaka toute la journée da ngay nekk en forme même sa yaram bu fas woon day deñ donc te nekk na loo xam ne day prévenir tooy donc mën nañ def ay activité mais sa yaram bu escanté doo tooy doo dog donc kon vitamine C bi nekk si limon am na solo lem li mu ci wax lem dafa am solo lem nekk na loo xam ne nit mënu ko fabriquer nit mënu ko si ay pexem mënu ko defar lem yamb moo koy defar te yamb day dem si tóortóor yi jël si lu ñu tuddee le nectar li ëpp solo si tóortóor yi jël ko donc wër garab yëpp ñax yi tibb si seen tóortóor yi jam si jël si nectar bi boole ko am lu ñu ko liggéey yàlla ñu ko def ba mu doon lem donc comme ni ko doyen waxee sànq ci ay garab la dem te garab boo gis yaa xam ñax bi ak bu mu mënta doon xëy na kay yaa xamul njëriñam mais garab boo gis am na ñuy faj. c'est ça parce que damay ubbi benn parenthèse aloe vera bii bi ma nekkee tout tànk fi ma dëkkoon daanaka gis ñu def ko si espace vert maanaam ci fleur yi. nit ñi fleur lañ ko doon def. mais boo xoolee at yi daf mel ni at yi passé c'est que nit ñi xam njëriñu dëgg. donc nit ñi ñëpp yàgg nañu gis aloe vera di ko gis ñu koy def fleur. rangale ko bu demee ba fot ci day fleur bu rafet lay jur. alors mais foofu ñu bëri lañ si xamoon. c'est ça ndekete am na njëriñ kon nga xam ne kon yeneen gàncax yi nga gis ni xamoo ko seen njëriñ am nañ njëriñ. kenn da nga xamu ko. donc déjà lem bi ngay lekk di ko naan di ko def si sa dund yamba mi ngi wër daanaka dem ci tóortóor yu bari jëli ko fa. te yamba ñu julli si alxuraan am na saar boo xam ne tudd na si yamba. parce que li doy wax sànq ni abatu sawda ak lem nekk na loo xam ne yoon bi sallallahu alayhi wasallam digle na ko jullit ñi di ko jëfandikoo donc di faju donc lem alxuraan am na saar boo xam ne les abeilles tudd nañ ko kon nga xam ne yàlla lu mu tudd rek def ko si alxuraan suraat sànqal suraat mu boole na ci kon am na solo waaw donc déjà kon nekk na loo xam ne lu am solo la ñu boole ba mu jox ñu produit bi ni ko kii waxee sànq aussi baax na aussi li ñu jëfandikoo ñu xam xëy na dosage yi ñu gën ko xam ni ñu koy defee waaw ko defee bu si nekk parce que boo xoolee garabu nasaraan yi buñ la ko joxee étiquette dañu leen naan garab baa ngi nii lii mi ngi ci nangam maanaam produit bi nangam moo ci nekk kii nangam moo ci nekk lii nangam moo ci nekk waaw donc loolu aussi xam naa ne bu ci travaillé dina gën a baax ndaxte aussi boo xoolee nit ñi yemuñu am na ñoo xam ne xëy na yenn yi duñ ko attan
am na ñoo xam ne aussi lenn day woy si ñoom loolu. waaw donc côté dosage bi ak concentration bi xëy na day dépendre si nit ki koy jël. c'est ça waaw loolu yëpp aussi dañ si gën a maanaam bii initiative bu baax la xëy na kii dafa nekk assidu bi mais avec le temps dina gën a professionnalisé wu ba nga xam ne même produit mën na ko defar pasteuriser ko maanaam nga defar am noo ko liggéeyee denc bi mu def ay leer te du sotti waaw donc loolu yëpp vraiment yàlla ko yàlla doon jàppale mu nekk loo xam ne njëriñu askan bi la vraiment donc jëriñ ñëpp la. jërëjëf donc li nga wax aussi mooy li ma wax nii parce que kii jinjeer bi duñ ko def mu nekk sirop de jinjeer pour pasteuriser nañ ko ba actuellement moo nekk na la ci kaw odo filmé fële jinjeer jàng noonu nekk ci ay butéelu 1 litre ak butéelu nangam donc jinjeer bi duñ ko pasteuriser ba yow yaay jël sa kuddu nat soo bëggee jinjeer bu saf ñu ne jëlal kuddu supp soo bëggul mu saf ñun la jëlal kuddu café kon dose bi respecté nañ ko su dee citron bi même chose kuddu café mooy dose bi su dee par exemple lembe itam kuddu supp bi mooy dose bi pour nga suukar boo xam ne du ëpp du manqué donc li ñu defar fii yëpp on a respecté dose benn kaas kon su ma waroon defar litre kon bu ci nekk damay def ñeenti yoon pour mën am dose litre bi kon duñu respecté dose yoo xam ne norme internationale la ci li nga war naan ci loolu ba ci bisaab duñu la wax ni soo waree xooj bisaab da ngay peese bisaab 250 milligrammes bu ne nga xam ñaata litre nga ciy def suukar bi itam duñu la wax ne même soo ko bëggee suukare du naan la su dee litre wala ñaari litre ñun la jëlal genn wàllu libre suukar moo koy suukare pour mu bañ wex ba ëpp bañ manqué ba kon yooyu yëpp da ngay teg balance comme ni ko Keita waxee peser suukar bi natt ndox mi peser bisaab bi sooga am maintenant jël ndox sotti ci te lu ci gën mooy nga def ko infusion jël bisaab bi jël par exemple su dee jinjeer bu ñu dëbb nga def ko ci biir jël sa par exemple comment dirais-je ki garabu tooy wi lu ñu naan ñu koy waxatee sax xasu kii looro wala xasum comment dirais-je xewar wala nangam nga tàngal ndox sotti ko ci wala kel parce que bii bisaab bi may defar nii am na bu ne ci biir moom la ñuy defar pour suba bisaab boobu def nañ ci 250 grammes de bisaab muy oseille boobu xonq bi def ci benn takku kel baxal ñaari litre ndox sotti ci biir tëj mu yëbb donc jinjeer ji dana yëbb bisaab bi yëbb kel bi yëbb nga soogaam koy maintenant segg soogaam xool ndax bu foor nga bëgg wala bu ndoxe wala bu nangam soogaam suukar soogaam jël mélangé def say butéel dugal si frigo donc loolu Keita soo amee leneen loo ci doon ma dolli tout ça si infusion bi nga tudd bi parce que dafa am lu wax infusion kooku jaar na leeral parce que dafa am infusion am décoction décoction mooy nga baxal maanaam nga teg ndox muy bax nga dugal ci mbir dugal ci kooku dañuy recommander ñu ne boo koy def fexeel ko bu mu bax bu ëpp 10 minutes parce que bu ëppee 10 minutes bisaab bi mën na yëbb kel bi yëbb mu nekk jus bu far waaye ferñeent bi faj day dee ferñeent amul foofu yaa ngi lekk rek jus bu suukar infusion nag dafa gën a wóor tàngal na ndox ba mu tàng nga teg ko nga def si li ñu ciy def ub ko tàng xam nga jàpp mu yëbb ferñeent yi des fa du yàq na dee donc dina yëbb ba pare ferñeent lépp fay nekk donc kooku moo gën a wóor daal tey moo gën léegi nag ci aloe vera bi comme ni ko Keita waxee yàgg na bare suñu kër yi ñu koy def comme fleur mais man depuis presque 10 ans distributeur aloe vera la ndax dafa am américain yu koy defar ci États-Unis di ko indi Sénégal man ma nekkoon distributeur ba def cee gëstu par internet xam nan lañ koy defaree butéelu litre bi ñoo ngi ko daan jaayee juróomi junni lii ma defar nii kii juróomi junni lay jar jamono yi ñu koy indi Sénégal mais ba ma demee ba gëstu ba xam ni ñu koy defaree kii presque lu ñu ci defar donc butéelu presque genn waa litre ndax bu ñu daan jaay bi moom lañ naan pulpe boobu dana faj presque xeetu feebar yu bëri te lii lañ ko daan defar ni ñu ko mixé moom la ñu sol ci butéel rek
di la wax nga cee naan par kaas donc lii si kër gi la ci jële mixé nañ ko kii mën nga ci lekk ay weeri weer du na heure boo amee benn kaas kuddu ngaa natt sotti ci kon xam ni kii mën na yàgg heure boo amee jus bu la mën defal jëlal kuddu rek natt kaas def ci kon da ngeen di wut butéel ma defal leen ci ngeen dugal ci frigo bi loolu boo waree defal àllaaji bi njar nattal kuddu defal lu ci des ma dugal ci frigo bi jus ba ma defal danaa ci yokk lii pour faj doomu aadama yi donc voilà léegi on va mettre ça au frais jógal nga dem ubbi frigo bi donc nga dugal ko fa su subaa nga wut butéel ñëw ñu defal la ci butéel nga yóbbu dencal sa àllaaji